si bi nga xam dafa dem Fuuta yaroo moom mu dem ba Ziguinchor defal kii bi war ko yóbbu Touba xorobiyaat ñoom la jël si nii. asalaamaaleykum mbokku internet yu Wassare mbokku internet Dakar Midi naan la ñu amati mbégte ak kontaante mais tey ñu ngi si li nga xamante mooy naqar ak tiis la naan inna lillahi inna ilayhi raaji'uun di nuyu ki nga xamante ne di waaye Mahfouz ñaan leen journaliste bi nga xamante ne mu ngi Sunugal 24 Mahfouz mu ngi lay jaale li ñu bokk. waaw yooyu tamit maa ngi la koy jaale di ko jaale bépp koo xam ne si nii rek ci média bi nga nekk. di ko di jaale également famille yi nga xam ne si ñoom ñoo perte di jaale tamit le président de la République donc yëf yi moom abu comme ni nga ko waxee rek lu metti la ndax ay xale yoo xam ne si ni dañu nekkoon ci seen liggéey ba lii am ci donc dafay metti ndax ku nekk xam na ci lu nekk ci ñàkk ku la jege wala koo xam ne si ni tey xam nga ko doon ngeen liggéey nga xëy suba rek nga ñàkk ko ci anam yi dafay nekk loo xam ne si nii lu metti la waaye nag dañuy delluwaat suñu xel ci yàlla donc ndax yàlla moom kenn du xëccoog moom te bu bëggee ñëppay ñàkk donc mu nekk loo xam ne si nii dañ koy sant yàlla li ñu mën rek mooy di leen ñaanal fii nga xamante ni fi la ñuy jógee wala fa la ñu jëm ñu gënal leen fi nga xamante ni fii la ñuy jógee ñu rëccu lépp loo xam ne si nii tey doon nañ ko fi def donc en tout cas metti na daal metti na di ñëwaat rek xanaa ci conditions yi nga xamante ni ci la ñu demee muy accident bi donc nekk na loo xam ne si nii def bëri na maanaam sécurité ci wàllum yoon wàllu dem bi ak dikk bi donc lu xaw a sooxental la fii ci Sénégal ba tax na daal dinañu interpeller suñu autorités yi nga xam ne si ñoom ñoo yor wàllu boobee ñu den ci def ay jéego ngir ñu indi ci ay saafara même bu ñu mën a saafara lépp tamit mu wàññiku ndax accident yi dafa bëri Sénégal bu ñuy wax ne presque dina enregistré 2600 accidents wala lu ko topp lu ko ëpp ci ay accident ci at mi loolu dafa bëri ci am réew mu mel ne Sénégal donc te yoon woowu nga xamante ni tamit accident bi fi la xewee donc nekk na yoon boo xam ne si nii trafic bi dafa dense ci surtout ci côté camion yi donc jéey yu mel noonu li mu fay am bëri na trop ndax camion comme ni ma ko waxee léegi rek xajul ci oto bu ndaw te ku nekk yaakaar naa ne umpule woo ni nga xamante ni camion yi noonu la ñuy dawee foofu daanaka ci digg tali bi la ñuy daw bu fekkee oto bu ndaw nga yor daanaka boo leen a moytuwul mën nañu dal sa kaw te mën nga leen a moytu sax saaraan donc ñoom aussi il faut ñu bàyyi xel ci loolu xam que ni ay bakkan ñoom ñooy tase ak ñoom ñi nekk ci oto yu ndaw yi ay bakkan la ñu yor bu ñu ne wax ne ay oto yu mag la ñu yor rek ñun ay xeer lañ ñi ñuy tasal ñëpp ay nen lañ loolu buñ ko defee ci seen bopp rek dafay xaw a metti ba tax na daal maa ngi lancer un appel à l'endroit des autorités ñu bàyyi ci xel jëlaat ay mesures jëmale ko ci transport surtout des gros porteurs ci côté boobu soit ñu wutal leen heure boo xam ne si ni dañ koy daw ak heure boo xam ne si ni dañuy gaare donc su fekkente ni guddi gi mën nañu daw bëccëg bi ñu gaare je pense que loolu war nañ ko mën a def parce que amoon na fi donc war nañ ko mën a indiwaat pour la sécurité des personnes et de leurs biens ci fi nga xamante ni mooy ci tali bi. merci beaucoup. c'est grâce à Aboussi ndeysaan maa ngi fàttali ko rek daaw ma lu may wax journaliste du Cheikh la ma daan woowee journaliste du Cheikh tellement que daf ma bëggoon yaroo même chose waaw di ay gaynde di ay jàmbaar dëgg ci liggéey bi yaroo moom tournée nationale bu amee xel lépp ci yaroo lay dem tellement que dafa ñeme woon terrain bi yaroo rarement daan tourné studio sax du fa dugg tellement que am na benn jour maa ngi fàttali ko ndeysaan muy tourné benn émission mun ma tey maa lay cadrel di toog nalaw nii ndeysaan toog nii ci studio bi nii di ma cadrel waaye damay wax rek saa su ne ñun nañu xam ni leeral ñoo ñàkk ay gaynde lañu ñàkk ay jàmbaar dëgg ay borom passif waaye yàlla moom bu soxlaa rek ñëpp ñàkk métti na nag. bon je suis tellement abattu awa ndax ñun man maa ngi fa keroog suñu technicien Pa Omar moo ma ko wax ndax mi ngi ñu ko wax ay 11h mi ngi ñu fekk juste man maa naroon def journal 15h keroog lundi bi maa naroon def journal 15h maa def revue des titres bi 9h doon def journal 15h
ba ñu ko waxee après ñu ne comme affaire bi am na bu ñu ko wax xale jigéen ñi ndax xale jigéen ñi sont tellement fragiles quoi dañ ko nëbb suñu biir mais do après ku nekk di la laaj lan moo xew ndax mu tellement que mënuñu ko woon gëm imaginer bu ñu fi jógee altine dem li yoroo maa ngi keroog àjjuma avant muy dem mission ni ma mun ma kaay Moussa Fall damay dangaa bëgg café Touba kaa woon la roq bii moom mooy jaay café Touba gu neex billaay buntu leeral juste benn boutique boobu ay 18h la avant mënu ma damay dem sama kër pour sama yére pour fajar bi dama war a dem fi nga xamante ni moo di mission donc xam nga di ay relation convivialité métti na nag loolu ndax say collègues yi nga xamante ne wóor na ne doo leen gisaat ci àddina loolu vraiment c'est dur waaye dañ delloo xel suñu borom xam ne ay jullit lañu te jullit moom dafa doon nangu dogal saa su ne. waaw Papa Djibi maa ngi lay nuyu di la siyaare. ñu ngi leen di fay waaw man maa yor kaddu association nationale des caméramans professionnels du Sénégal. Papa Djibi maa ngi lay jaale li nga xamante ne mooy li ñu bokk ay xale yu demoon doon daan seen doole yàlla def ñu ak seen bakkan li si ndawal leeral point net yi tout loo xamante ne tey mooy presse Sénégal ñëpp a ngi fi taxaw tey di am na xar tey ci loolu ñëw di jaale si xale yi ànd ak seeni famille tey Grand Djibi loolu noo ko gisee. métti na ba fu métti yam parce que tamit li may faral di wax ñàkk benn nit dafa métti à plus forte raison vraiment nga ñàkkandoo ñett surtout tamit ci condition yi nga xam ne yi vraiment tam moom lañ génnee àdduna waaye tamit dañuy sant yàlla bi weesuwul tamit ñoom ay ndaw lañu woon te yàlla seede na xejoon nañ ci société bi comme ni ñu koy faral di waxee ñoom ils sont tombés les armes à la main parce que képp koo xam ne kii da nga wàcc liggéey ci sa cadre liggéey tamit dañuy jàpp ne da nga nekkoon ci mission wu yàlla kon nag ñoom mun nañ am njort ñaanal leen yàlla xare leen aljana jaale nag waa leeral point net jaale la rédaction de leeral point net mais jaale également la presse nationale parce que ñun ñëpp nous sommes une seule famille kon nag li jot a am métti na mais sant yàlla di lancer un message encore au président de la République pour que sortie yu demee nii buy am ñu jéem a fexe ba reporters yi ñu mettre leen dans de bonnes conditions de sécurité maanaam au moins ñu wutal leen oto boo xam ne bii mooy convoyer journalistes yi pour su ko defee vraiment dégâts yi dina mën a gën a wàññeeku parce que lii nii yëpp li ko waral xëy na bañoon raté événement présent moo tax ñu ne woon ñoom nañ dem jiitu ci far yàlla dogal lii am mais sant yàlla la di ñaan aussi le président de la République mu bàyyi leen xel mu bàyyi seen njaboot xel donte ne tamit ki nga xam ne kii mooy directeur bi moom it assuré leen ne kat dina continuer di leen fay seen ay salaire fi léegi lu mot at loolu tamit dañ ko siy sant di ko gërëm parce que tamit c'est pas montant bi mu leen di jox par weer moom importance mais geste bi muy def c'est le geste qui est important mais aussi nous demandons au gouvernement vraiment de légiférer si wàllu permis à point yi di ñaan les conducteurs de véhicules de faire beaucoup plus de prudence au niveau des routes parce que la route ça tue te tali bi ni muy reyee dafa métti te yooyu noonu yëpp ay excès de vitesse la xëy na ak ay tali yu bon mais aussi ak yenn yi ngeen baal ma indiscipline u chauffeur yi donc yooyu noonu yëpp dafa nekk ay facteurs yoo xam ne yi dina jaadu le gouvernement tamit gën a taxaw ba xool naka la ñuy gën a aaree nit ñi ci tali bi. waaw di ko rafetlu di wax ne lii rek moo lay wan ne waruñoo xëccoo waruñoo xiiroon te waruñoo ŋaayoo nan bokk ndey bokk bàyyi te t-shirt yi mbubb la rek mais na nekk ci xol yi na nekk dañ koy dund ci xol yi xam ne kenn ku nekk li nga war a jël ngay jël booy bi ni ñëw daaka suma kanam ñu ngi ma fekk ma taxaw ba ma leen di tooñ naa leen tardé rek yéen di tardé rek mu ne ma aw ma fu ma samp sama tirité ma ne kaay samp mu samp ñu waxtaan moom mooy tooñ ñu waxtaan lépp ci jàmm ak salaam mais ñoo xam ne liggéey kese leen ñor mais ñoo xam ne dem nañ tag ci demin bu metti li may wax rek mooy ñi leen yóbbu woon nañ leen gën a bàyyi xel seen famille yi ndax ci mission réew mi lañ nekkoon mi ngi mel ne soldat bu génn ci guerre ci lañ dem damay wax nag naan xandoor moom bu demee ca waar wàcc na ku ne ci liggéey ne ci mission réew mi ba yàlla jël sa bakkan
borom réew mi na taxaw ci say famille di rafetlu tam lii mu jot a def jàppale bi di ñaan monsieur le président nga gën koo yokk ndax am nañ ay projet ñoom te ay ndaw lañ bàyyi ay famille kenn ku ci ne am nga loo mbébétoon yàlla yeggalewu ko mooy ñaan ko ci li nga mbébétoon ne son excellence dem waxtaan ak famille xool lan moo nekkoon seen projet mu jàppale leen ndax ay xale lan te lu bari moon seen kanam di ñaan daal li ci ëpp solo mooy yàlla jéggal leen yërëm leen te xale àjjana mais Abou ñi dem ay nit lan ñoo xam ne foo takk seen jàmbaar weesu nañ ko foo takk seen bëgg liggéey weesu na ko foo takk seen gëm seen bopp weesu na ko su yoroo muy koo xam ne mu daje moom ci terrain bi da ngay xam ne kii nit la ko fu élément nekk dana ko jëli fu ma yaroo man damay dem ba koy xool de ko ban façon nit nga ci bëgg liggéey ci gëm li muy def mais yàlla lim moom la jël te yàlla moom li may wax rek du la bind ci fukki fan rey la ci juróomi fan yàlla moo ne woon fii la leen di yàlla di moomee ne leen yàlla yërëm te jéggale leen yàlla leen xar àjjana man moom dootuma jooy ndax man amatuma ay rangooñ parce que jooy xol moo gën a mitti parce que ki nga xam ne mi ngi nekk ak yow di dem tàggu la waxtaan ak yow ne la maa ngi dem di la tàllal loxo mel ni kuy tàggoo ak yow nga xëy lan demee rek ñooy la deena loolu bi ma ko waxee rek man dama ne lii balaa ma ko gëm il faut ma gis koor yi wala ma gis fan safee soog mais xam ne yàlla rek la te wax mu yegg sax yàlla la soob di ñaan nag seen patron yàlla gën koo dëgëral kàttanal ko yokk ay xéwalam gis nañ taxawaay bi ñu ci def daam yàlla ko yàlla jàppale di masaw ñëpp di leen jaal di ko jaal presse bi yëpp nag maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen masaw bépp journaliste bu nekk Sénégal ak ci àddina bi ñoo leen maskaw di leen xamal ne naqar bi ñoo ko bokk ndax Ousmane suñu doom la ndax nit ki bu jékkee bu xiifee ñëw sa kër am sañ-sañu dugg ca waañ wa lekk bu toogee gisu la ñëw seet si la kon sa doom la journée bi nga xam ne nii da doon dem voyage ñëw na man tàggu ma fa la nekk ba guddi sama benn doom bu nekk na le Adama moo ñëw mu ne ko demal nga tëddi comme que da ngay liggéey kon yëg na doomu aadama yi maanaam li ma wax fee rek Ousmane kenn mënta wax ci moom lu baax ba lim baax li mu def nga firndeel ko dama ne la jigéeni koñ bi barki démb bi ñuy baas moo leen baasal doo ko dem baas booba léegi kenn dindeeku ko Ousmane doomu ñëpp la Ousmane boo ko wooyee kaay defaral ma courant bi lu mu guddi guddi mu ñëw kaay defaral ma ndox mi lu mu guddi guddi mu ñëw Ousmane kaay ma yónni la lu mu guddi guddi mu ñëw nit la koo xam ne baayam moo ci gën a néew lu mu am Ousmane jàkka ja moo leen di baasal chaque jour ajjuma mooy téye mbuus gi mooy baasal jigéen ñi moo koy bale bu paree jël mbuus gi jox imam bi waaw Ousmane jàkka ji bu ñu koy defar day ñëw di liggéey saa ñu fay ko dara Ousmane nit ku baax la woon ñun suñu doom la woon ñun ñoo deele yéen journalistes yi xañ nga ñàkk ngeen waaye ñun ñoo deele ñun ñii papaam ma leen di xamal ne ñàkk ngeen ku baax a baax a baax a baax a baax boo duggoon tey biir Ouest Foire di wax Ousmane di ko laajte xale ba gën a ndaw ba gën a tuuti mu wax la jikkoy Ousmane kon xañ na nit la koo xam ne yàlla lii la namoon ci moom mais bakkan bu mos dund rek da nga mos dee dañ leen di wax yéen journalistes yi ngeen muñ xam ne loolu la yàlla dogal ñun ñu ngi jooy xol parce que kan nit ki bu gaañoo ñaanal ko rek moo fi des jooy du ko faj ma leen di xamal ne ñàkk ngeen ku baax yeneen journalistes yi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ñoo ngi jaali seen i waajur di leen masawu baax a baax waa leeral bi nga xam ne man maay délégué bi foofu maa ngi leen di masawu di leen di jaale di leen wax ne yàlla àddina nii la rek ñu continuer seen liggéey muñ seen naqar waaw man daal amatuma benn kàddu bu may wax ndax sama xol moo fees wasalaamualeykum wa rahmatullah ki nga xam ne nit ku baax la saf bëggal beeli eddi fu mu jógee ñu ngi koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljanna te sama rakk aussi bu baax la vraiment yaayam non baayam ak sama papa seen maam yi ñoo bokk vraiment dafa doon nit ki nga xam ne nit ku baax la jour bi muy def comme tey jour bu ñu ñëwoon comment dirais-je jour bu ñu ñëwoon Medina Gounass seen naa ko ci nit ñi demoon naa Dakar ba mu def ma ni loxo mu def ma ni léegi fekk policiers yi ñu ngi suñu diggante mënuma ko jot dama foogoon ni moom bu paree dinañu gisante yàlla def amul temps sax pour ñu gisante bi mu demee dañuy fanaan ba boor set rek
ñu dégg Abou Sy def na accident ma ne déet loolu mënul nekk mais nag dama xam ni métti na mais dama gëm yàlla maa ngi koy ñaanal yàlla fu mu jëm yàlla mu ginal ko fu mu jógee Abou Sy dafa nekk nit ki nga xam ne nit ku am maanaa la jeunesse bëggeel ñàkk na te maa ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram te aussi fu mu doon liggéey tamit ñoom tamit xam naa ne ñàkk nañu elma Sénégal tamit ñàkk nañu elma asalaamaaleykum wa rahmatullah. Envoie des reporters dans des tournées de ce genre prennent des dispositions. Maintenant, face au décret divin, l'être humain est impuissant. Le mal est déjà fait. Moi, je préconise qu'au niveau de la presse, qu'on organise une journée d'hommage nationale. Ce sont 3 jeunes vies qui ont été arrachées. Par exemple, au niveau des télévisions, qu'on puisse pendant 30 minutes faire un écran noir avec les seules photos des reporters disparus, qu'il y ait au niveau de la presse écrite des bandeaux noirs pour leur rendre hommage et puis marquer cette journée, cette triste journée du 31 mai. Il y a un débat en cours au niveau des instances du CEDEPS et en collaboration avec les autres instances au niveau des médias. On va poursuivre la réflexion, mais également renforcer le dispositif de déploiement des équipes dans ce genre d'activité. Et j'espère aussi qu'au niveau du Palais de la République également, en vue des prochaines tournées du président de la République, toutes les dispositions idoines seront prises pour protéger les journalistes et leur permettre de faire correctement leur travail. Je participe souvent à ces types de tournées à titre personnel. J'en connais toutes les difficultés. Ce sont des jeunes, de braves jeunes qui suivent ces cortèges, qui suivent ces tournées et qui ont le seul souci d'informer les Sénégalais. Et je pense qu'il doit y avoir des mesures d'accompagnement pour leur permettre d'accomplir leur devoir de manière professionnelle et en toute sécurité. maanaam li nga yëg de même que say naataango ak ñi nga xam ne ànd ngeen defandoo liggéey bu am solo yi ba mbir mi amee ba léegi tey mën nga ñu expliquer un peu li nga xam moom moo di seen sentiment gannaaw ba tiis bi amee. jërëjëf Sadibou xanaa dañuy sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wasalaam di dellu di sant yàlla mi nga xam ne moo dogal sañ-sañ bii waaye dellu di ko ñaan yàlla mu xare gune yi aljana ñetti xal lañ yoo xamante ne bi ñëw ci milieu bi fi la ñu fekk waaye sant nañu yàlla ba xamuñu ci ñoom safaan ndax wa ma shahidna illa bi ma alimna Yoro Abou Ousmane xamuñu woon ci ñoom safaan lu dul fonkoon seen liggéey ak bëgg ko ak daan ko doxal ni ko yoon bëgg tey nag li nga xam ne mooy groupe des jeunes reporters bi nga xamante ne que tey moom laa jiite ak association des reporters de lutte en ligne taxawaay bi ñu def ci bés bi dafa dal suma xel ba man tey buur ma jàpp ni que tey suba su ma génnoon àdduna ci métier bii tey may def suma mbokki taskatu xibaar yeeg caméraman yeeg monteur yi danañ ma taxawoo comme ni ñu taxawoo xale yi muy taxawaay bu rafet di taxawaay bu dal xel waaye di taxawaay bu sedd xol dama wax sànq ni xale yii fi jóge yéen ñii ak ñun ñii la ñu nekkoon suñuy morom ak suñuy xarit ndax ñun ak ñoom ñoo nekkoon ak ñoom sur le terrain 24 heures sur 24. Yoro saa bu ñu mësaan a gis Père Bour dama daan wooye ba bi ñuy mujjee gisee baat bi mu mujjee wax Père Bour man dama la bëgg te yàlla tax donc li may lancé di cri de cœur mooy nañu gën a gestu xale yi ci rédaction yi nañu gën a dimbali xale yi ci rédaction yi léeg-léeg ñu ne journaliste yi dañuy xëccoo per diem di nga gis xale bu ñëw reportage amaana per diem boobu bu ca amul doom lu mu passé doom lu mu reere doom lu mu joxe dépasse ñu ngi wax assainissement de la presse mais nañu assainir d'abord les rédactions ci les conditions de travail des journalistes reporters caméramans moniteurs wax naa ko léegi le président Bougane yëkkati sunu t-shirt jox ko ne ko président dañ leen yaakaar ci ngeen accompagner xale yi dimbali leen ñii jaar nañu CESTI ñii jaar nañu feneen ak feneen ñëw am xam-xam doon ay xale yu brave mënoon na def leen te defuñu ko nañ leen dimbali ci contrat yi tey directeur Dame Dieng bu leeral ñu di ko remercier jël na xale yi en charge ci atu yàlla salaire boo léegi yëkkati enveloppe bu 1 million jox famille bu ko ne d'accord baax na
rafet na mais après les 1 an lan mooy dundal seeni famille lan mooy yor seeni kër te loolu nguur rek moo ko mën le président de la République def na ko ñëw ba ci lieu yi affrété avion médical jëlee fa blessé yi indi leen vers Dakar waaye bëgg nañu taxawaay bi gën a yokk ci famille yi ndax ñoom ñëpp daanaka dëkk ñoon Dakar dañ fi ñëwoon di daan doole nañu accompagner seeni famille dimbali leen bi wajillahil karim waaye di ñaan rek Fadel patron de presse yi chaque jour dama koy wax te du ma dellu di ko wax nañu dimbali xale yi nañu dimbali xale yi nañu dimbali xale yi man Bour Gueweul je ne parlais pas à mon nom propre ndax man tey maa ngi sant yàlla mais xale yi sonn nañ ci reportage yi xale yi amuñu ay salaire xale yi bénéficié wuñ de benn privilège amuñu benn contrat amuñu assurance amuñu dara nañ leen dimbali te yàlla tax man li may wax je ne dis pas à mon nom billahi je ne dis pas à mon nom qu'il aide ces jeunes là dans Sénégal seen condition de travail métti la sonn nañu dimbali xale yi buñ leen waree jël nañ leen jël buñ leen war a defal ay contrat yu baax nañ leen ko defal bu ñu bàyyi xale yi ñuy périr nii comme ça. jërëjëf. Bon. gars yi dernier benn cas. ñu baal ma li ñuy def defuñu ko pour ngistal wala bëgg ku ñu gërëm soxlawuñu ci dërëmu kenn suñu bopp lañ ko defal. suñu bopp lañ ko defal presse bi ku ñu respecté wul ñu respecté suñu bopp ku ñu xamul ñu xam suñu bopp ndax àdduna la waxuma Sénégal àdduna ku bëgg a feeñ ñun lay woo ku bëgg a siiw ñun lay woo ku am lu ko naqari ñun lay woo ku am lu ko neex ñun lay woo ñun la nañu nit ñi respecté lenn rek laa bëgg ñu terminé ko suñuy confrère lan micro yëpp na wàcc ci suuf micro off le micro yëpp wàcc ci suuf sa micro Equivox boobu ni ngi ñuy baare na micro yi wàcc muy lu ñu yàlla nag bu soxla dañuy nangu mais ku ne xam na ne situation bi lu metti la lii ku ne xam na ne lu metti la nde c'est des jeunes journalistes et surtout moom Abdou Mamadou Sy bu leeral particulièrement moi je le connais ak yow Cheikh bien sûr yéen a doon ànd ci rencontre yu ñu mën a def depuis plus d'1 an chaque fois c'est un gosse engagé très professionnel toujours présent il est toujours là exigeant et à l'heure kon c'est une perte énorme pour la profession di ñaan suñu borom teeru ko ci aljana yu gën a kawe li tax mu metti mooy nombre bi ñu doon ñett en même temps cadreur ak journaliste ñoom ñëpp ñu àndandoo suñu borom jël leen ci condition bi nga xam ne moom la ñu xam ñun ñëpp bu doon ci beneen circonstance dañuy jàpp ne soldat bu daanu ci xare ak ngànnaayam ils ont laissé leur vie pour servir la nation parce que ñoom aussi li ñuy def mission de service public la mooy informer et ci loolu la ñu nekkoon ku ne xam na ne moment boobu ñoom ñu ngi jugee Tamba jëm Kédougou man yàlla dafa def maa ngi woon ci zone boobu parce que maa ngi woon ci daaka bi ma dellusee la ñu ma yëgal information bi quand j'ai demandé ñu ne ma ñëpp dem nañu muy lu metti ci sénégalais yi metti ci ñëpp ñuy dalal surtout seeni mbokk ak groupe de presse bi nga xam ne foofu la ñu bokk mu di leeral groupe leeral donc par ma voix maa ngi koy jaal ñëpp mais rawatina groupe leeral ak suñu frère Dame mais j'en profite également pour jaale ko les jeunes reporters du Sénégal parce que xam nañu ne c'est des gens engagés c'est des gens yoo xam ne
bëgguñu lu dul lu jëmale liggéey bi kanam ak cette profession lii yàlla na doon déclic boo xam ne dana fi jaare indi dal ci li nga xam ne moom moo di profession bi parce que ñoom ci seen bopp moom mii di Abdou Mamadou xam naa ko parce que nee naa la dafa doon nekk ci événement yi ñuy def yëpp dans le cadre du mouvement citoyen Gëm Sa Bopp yëpp moo ko doon couvrir ba ci Bignona bi ñu mujj dem nañu def aller-retour pendant 23 heures ñu nekk ci oto yi et il fait partie de ces gens yoo xam ne branché wul xultuwul deful dara donc c'est dire que c'est un jeune professionnel qui est parti mais loolu nag li ci des rek mooy yéen ñëpp ngeen ñaanal. d'accord mu doon aussi loo xam ni dina permettre xëy na ñenn ñi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu sécurité gën ci am beneen taxawaay defe naa tey doon na mbir moo xamante ni dina war a gën a mën a interpeller ñii di maanaam acteurs yi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu woowu bu baax a baax. mais dafa war a interpeller ñëpp et les décideurs en premier xam nga suñu tali yi dama koy wax tout le temps tali yi xat na xat boo xam ne bu fatalité day ñëw rek musiba lay indi et tali boobu biñ ko defaree yàggut mais ku ne xam na ne mook suñu tali yi yëpp ñoo yem c'est des routes qui font maximum 6 mètres donc ñaari camion rek bu ñu rombantee dañuy fees tali bi donc bu ñu ci boolee li nga xam ne moom mooy défaillance humaine boole ci souvent ku ne xam na nit ñi comportement bi ñuy am ci tali bi ça devient benn cocktail explosif boo xam ne musiba dong la mën a jur ci réew mi alors loolu nag dañ ciy profité rek di lancer appel képp koo xam ne da ngay dawal oto nekk ci tali bi moytu vigilance daw ndànk dal ndànk comme ni ko woykat bi di waxee lii metti na trop et vraiment parfois tu n'as même pas les mots mais nag nañu ko dénk suñu borom di ñaan moom Abdou Mamadou man mi nga xam ne xamme naa ko xam naa ko suñu borom teeru ko ci aljana yu gën a kawe moom ak Ousmane Ndiaye ak cadreur bi di Yoro dañu daanu ci toolu xare nañu leen. maa ngi taxaw ak ki nga xam ne mooy Idaly bu Cosaan TV Idaly ñu ngi lay nuyu. Rama maa ngi lay fay bu baax di la ziar Sénégal yëpp yaakaar naa di vraiment di am naqar boo xam ne vraiment naqar bu tiis a tiis bu dal ci ñun. bul dal ci àdduna bi yëpp du ma ne Sénégal la dal dafa dal ci àdduna bi yëpp yaakaar naa muy suñu ñetti éléments yi nga xam ne mooy élément waa leeral génn àdduna vraiment muy tiis nag muy bu méttee di leen ñaanal rek suñu borom xarane àjjana bu baax a baax jéggal leen seen i rëcc-rëcc yokk seen leer bu baax a baax fa ñu tëdd vraiment di leen ñaanal bu baax a baax di nag jaaxle ki nga xam ne tey mooy lépp tey muy daam bu leeral vraiment képp ku nekk ci presse tey war nga sant daam ñaanal ko baax a baax parce que ñun ñii di ndaw tey bu ñu ñemee tey daama tax tey vraiment di ko métti di ko bokk ak moom métti lu baax a baax di ko jaale Sénégal yëpp di ko jaale axlu presse bépp ñu ngi ko jaale parce que mënoo ko jaale kii rek bàyyi kii parce que yaakaar naa ñëpp a ñàkk Sénégal a ñàkk àdduna ñàkk fu nekk dans le monde entier fu nekk lañ may wooyee man sama statut ma statut vraiment xale yi génn àdduna ñëpp ñoo xam ne ay Gambien yoo xam ne xamuñu ko sax dañ koy méttitlu vraiment sama statut muy loo xam ne lu métti la dal ci famille Sénégal yëpp lii wax rek li instant yi li des rek mooy di leen ñaanal bu baax a baax te bañ leen fàtte chaque jour ñun tam surtout presse bi saa yu ñu jullee rek képp kenn ku jullee rek war nga ñaanal xale yi parce que xam nañ leen xam seen tur loolu lañ desee ci ñoom instant yi mënuñ desee dara di wax nag ñi nga xam ne ñooy seen i waajur suñu borom jox leen xolu muñ suñu borom jox leen leneen lu gën ci ñoom parce que yàlla yaakaar naa bu soxlaa ñëpp ñàkk kon yaakaar naa kenn mënul xëccoo ak suñu borom li may wax rek ñu gën leen di ñaanal bu baax a baax di wax nag axlu presse bi gis naa li ngeen def macha allah bu may egsee sama yaram dafa daw parce que geste bi ngeen def nii dafa nekk geste noble mooy lii nii sa morom journaliste génn àdduna ngeen taxaw ko def nii ngeen def de seen 17 wan leen ne mën ngeen sol lu nekk mais da ngeen ñëw toroxlu seen kanam toroxlu def seen 17 def si seen photo ñoom 3 wane ne yéenay bokk ak seen mbokk yi naqar bi yéenay bokk ak famille bi naqar bi vraiment muy lu rafet aussi ñu gis fi patron de presse yëpp gis nañ fi tey gis nañ ñoom Bougane
ñoom Mamoudou Ibra Kane vraiment ñëpp gis nañu fi tey xam nga ñu taxawu presse bi yëpp taxaw di leen wax rek vraiment Rama mooy li ma wax sànq rek mënu ma wax parce que sama xol dafa fees. tey boo amoon message boo xam ne moom ngay lancé tey vis-à-vis de patron de presse yi ak état bi lan lay doon. waaw di leen wax rek li may njëkk a wax ci état bi ñu gën a jàppale presse bi ñu gën a séntu presse bi parce que tey état mënul dem sans presse mënul dem sans état kon dañoo nekk benn dañoo war a jàppalante ñu gën a rataxal diggante bi te ñu gën a séntu ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci terrain bi parce que presse fu muy dem tey ñi génn àdduna tey le président lañ àndaloon tey ba lii fekk leen ci kon lii mooy war ne lii mooy raw ne mooy lay won ne presse bi ak journalistes yi ñoo kii sama xel dafa fees mënu ma wax man presse bi ak nguur gi ñoo ànd vraiment ñu gën leen seet bu baax a baax aussi ma ñëw rek ci patron de presse yi ñu gën a jàpp seen éléments yi ñu gën leen jox gëdd bi parce que patron de presse bi tey mu ngi ci climam mu ngi toog bureau bu jógee bureau mu ngi war otoom dem këram du dem ci terrain bi du xam image fu mu jógee du xam kii li mu wuti vraiment war nañu gën a jox suñu gëdd te maa ngi lancé benn message xam naa dinañ ci gën a waxtaanat patron de presse yi dama bëgg ñu def loo xam ne képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci presse ci patron de presse nga am fa contrat parce que loolu mooy lépp ba gis patron de presse dañuy yor nit utiliser ba benn heure bi ñu wàcc ko fa dem te loolu vraiment dama koy naqarlu chaque jour bëgg naa nag ñu waxtaan ci bu baax a baax maa ngi jégalu nag ci kàddu baax a baax mais en fait Rama sama xol moo fees moo tax ba mënu ma wax vraiment. jërëjëf merci beaucoup Idali merci.